ngeen gis nii ñu doon ko jël léegi ay dons de fourniture la yoo xamante ne association des anciens élèves de école 4 ñoo koy def en partenariat ak fondation Anne Marie Dione. donc bii nekk suñu 3e année boo xamante ne dañ koy def jëmale ko ci dëkk bi nga xamante ne fii la ñu dëkk fii la ñuy yëg ni lu ñu fi def suñu bopp lañ koy defal muy Yoff. donc li ngeen gis nii rek ay dons la yoo xamante ne ni dafa jëm ci biir dëkk bi ci ñi mu jëm dëkk ay nit lañ yoo xamante ne ni dañu soxlaa ndimbal, dañu soxlaa li nga xamante ne ni moom mooy ay fourniture pour que ñu mën a yeggale seen jàng. te xale yaakaar naa boo koy jàppale da nga koy jàppale ci wàll wi nga xamante ne ni moom mooy éducation. xëy na aussi partenaire bi tey moom fi mu mën a jàppale ak ñun moom mooy wàllu éducation. ñu gis ne sunu dëkk soxla na ko donc ñu jaayante ak moom ba mu mën ñu jox lu toll nii ci ay loo. donc li ngeen di gis nii nekk na 400 sacs yoo xamante ne ni dafa jëm ci élèves yi nga xamante ne ni ñoom ñoo néew doole comme ni ma ko waxee léegi. donc nag xëy na sama xarit bi taxaw bokk na ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy association des anciens élèves mais ñeneen ñi aussi mënuñu teew fii mais juste dañuy ñëwoon rek pour le moment jël li jox leen rendez-vous ci kanam tuuti incha allah cérémonie bi dinañ ko amal incha allah pencum Yoff 16h incha allah ñu ngi jox rendez-vous ñëpp su ko defee ñëpp teew ñu gën a yaatal affaire yi incha allah. waaw su ko defee rek ni ngeen ko dégg noonu moom mooy école yi ñu ngi ci Yoff bari nañu. tey boo gisee lii yëpp daanañ ko def ci benn école moom mooy école 4 mbir mi foofu lañ ko yamale woon mais gis nañu ne il est temps ñu génn affaire bi yaatal ko ba telle sorte que bu prochaine fois dinañu mën a am lu ëpp li nga xamante ne moom la ñu am pour mën a service ñu bëri ci dëkk bi. donc choisir nañ ci ay quelques écoles mooy école 1 école 2 ak école 3 xam naa yeneen écoles yi aussi yeneen année yi ñëw dinañ leen bàyyi xel su ko defee ñu gën ko yaatal rek ba képp koo xamante ne rek yaa ngi ci biir école yi. soxlaa li nga xamante ne ni moom mooy taxawaay bi ñu defal la ko donc ñu ngi seenu gars yi incha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous tout à l'heure incha allah. ci turam ak santam di jaajëfal parents d'élèves yi nga xam ne ñoo accompagner élèves yi di gërëm aussi di sargal élèves yi parce que li ci ëpp solo ñoom la élèves yi seen teewaay rafetlu nañ ko parce que seen teewaay mooy li ëpp solo ci ndaje mi. may tàmbali aussi di nuyu sama collègue directeur yi nga xam ne ñoo fi nekk le directeur de l'école 2 mu ngi fi Malick Laye Ndoye ay adjoint ñu ngi fi monsieur Mbaye mu ngi fi mais surtout ngërëm mi ma di ko jagleel l'amicale des anciens élèves de l'école El Hadj Abdou Seck ñi nga xam ne ñoo toog ni ci gannaaw di leen wax ni man ni ma koy waxee toujours rek école Yoff yi dañu tumuranke ci ku leen taxaw donc yéen bu ngeen jógee nekk ay jeunes seen effort yépp ngeen jëme ko ci dimbali élèves yi ak école yi amuñu seen pay. man kontaante ji defe naa ne ci ñun lay ëpp sax ñun ñi nga xam ne ñooy waa école 4 parce que je crois lu man ñeenti at a ngi nii ngeen di ñëw ci école ba di dimbali élèves yi ci lu mel nii. bu ngeen toogee tey ba ne da ngeen koy yaatal élèves u école yëpp jot ci vraiment loolu lu ñuy rafetlu la lu ñuy encourager la. tey bu ngeen duggoon ci benn école rek ci Yoff joxe fa benn fourniture jox ko benn élève rek kenn amul seen fay parce que nit ku nekk kenn na ku ne boo defoon noonu coono yi dana jeex. yéen vraiment Yoff amul seen fay. di leen encourager rek moo war te xam nga fi ngeen nekk foofu la dañuy wax ne dëgg rek mooy mujj te li ngeen nekk nii bu leen ci yaakaar nit ku leen ci gërëm na ngeen ci séentu surtout ngërëmu yàlla ak fayu yàlla parce que loolu mooy li ëpp solo. li ma ciy dolli moo di yéen a ngi koy def ñun depuis 4 ans mais la ñu constaté moo di bu ay nit jógee ñëw jël seen doole ak seen alal parce que lépp ñoo koy defaa ñun du ñu def dara ñooy indi seeni bâche ñooy indi seeni chaise ñooy indi seeni caméra dépense yëpp ñoo koy def mais ku lay defal loolu yéen waa école ba yéen ñi nga xam ne yéenay jàngalekat yi ak directeur bi
li leen war mooy ngeen fexe ba résultat yi di yokk te loolu je crois li ngeen fa nekk yëpp di def loolu ñun jël nañ ko en compte boobu ba léegi résultat yaa ngi yokk loolu bu ngeen koy yaatalee ci yenn école yi bu école yooyu yëpp defee noonu je crois que résultat yi day gën a jëm kanam rek te na ngeen ko gën a yaatal yóbbu ko ba ci lycée bi naa mu ngi def ay résultats mais bu ñu amee taxaw boo xam ne ñu leen taxaw comme ni ngeen di def ci école yi aussi résultats yi dana gën a jëm kanam Momo Saltigué je crois maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay ni ma ko doon waxee léegi rek bu ñëpp jàppee rek mbir mi la dem je crois que yow dinaa taxaw tuuti si yow parce que aussi ñii mel nii ñu leen accompagner comme yow la ñu soxla je crois démb rek maa yow nekk nañ nii ci mbiru lycée bi nekk ci lycée bi def ay réunion ngay taxaw rek si lu jëmale école yi kanam donc aussi yàlla na la yàlla jàppale ngay gën a aussi di taxawu ñi parce que aussi ñoom soxla nañ ay ndombu tànk ay kilifa yi nga xam ne ñooy nekk seen gannaaw aussi di leen pousser parce que aussi loolu da leen di encourager bu ñuy dox di gestu di gis autorité religieuse yi seen gannaaw di gis autorité coutumière yi seen gannaaw je crois que loolu dana nekk lu leen di encourager je crois aussi si lu ñu nekk nii seen mayen moom ñu ngi ci jël ay exemple je crois que école 1 man dem naa fa gis seen anciens élèves yi di nettoyer loolu exemple bi ci yéen la ñu ko jële école 3 gis naa seen anciens élèves yi defar ay mur loolu yëpp na ngeen xam ne yéen yéenay précurseurs yi ku xool si yéen rek école ba nga nekkoon dañ ci jàpp ba école booba jëm kanam vraiment ñu ngi leen di remercier di leen gërëm gannaaw maire bi taxawaay bu muy taxaw ci école yi fédération Pencum Dakar di ko taxaw ci école yi yéen seen taxawaay vraiment lu ñuy rafetlu la ñu ngi leen di gërëm di leen encourager yéen élèves yi aussi na ngeen xam ne li ñu leen di defal nii am na lu leen war bu ñu leen ko joxee matériel bi ñu leen di jox na ngeen ko sàmm mais li ciy ëpp solo ngeen xam ne da ngeen war a sagal ñi nga xam ne ñoo leen ko jox yéen ñi ci nekk ay classe d'examen yéen ñëpp ngeen fexe buñ ca tolloo ngeen am certificat am entrée en sixième sagale leen ko yéen ñi ci des ngeen fexe yéen ñëpp ngeen am ay moyens yu baax sagale leen ko donc vraiment yéen élèves yi parents yi maa ngi leen di ñaan vraiment ngeen tàccul ma amicale des anciens élèves de l'école 4 maa ngi leen di gërëm di leen sant. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu autorité coutumière yi nga xam ni ñoo fi teew muy le grand saltigué Mamadou Mbeng, l'infatigable j'aurais dit même Mamadou Mbeng pour la cause de l'école. di nuyu aussi directeur yi nga xam ne ñoo fi teew muy Mbaye Ndoye ak monsieur Ndoye bu école Yoff 2 defe naa li nga xam ni moom la directeur wax pour waxaat lu ko ëpp dina xaw a jafe tuuti ndax presque campé na débat bi nga xam ni moom moo tax lii am mais li tubaab di wax naan la répétition est pédagogique ci foofu rek la ñuy dellu siwaat mbir mi wax na li nga xam ni moom moo ko waral ay élèves lañu yoo xam ni dañu nekkoon école 4 di jàng foofu yàlla dogal tey ñu dem ba loolu nga xam ni moom lañ doon def yàlla dimbali leen tey ñu ñëw ne ñoom kat école boobu am na lu mu leen jox kon mënuñu ci seen àdduna ñu fàtte école 4 parce que école 4 moo tax ñoom li ñu nekk tey ñu nekk ko maanaam école dafa am mission former ay doomu aadama yoo xam ni bu ëllëgee dañu war a jariñ askan wi donc tey école 4 moo leen dugal ci cadre boobu ñoom ñu ne dañuy donc fay naar bi xoromam kon wax dëgg yàlla ñun mënuñu leen fay ñun ñii yàlla dogal tey ñu nekk ci école boobu yàlla mu ñu may chance ñu tase ak xale yu mel noonu Mbaye Ndoye wax na ko léegi en tout cas man li ma mën a xam rek mooy ñun ñii essayé nañ ko parce que man je suis un produit de l'école 2 bii monsieur Ndoye nekk directeur am essayé nañ lii ngeen di def tey jii nii yàlla seede na ko fu ne jaar nañ fa mais on ne parvenait pas à réussir tey lii ngeen am nii kon du ñu man lu dul sargal leen tatagal leen wax dëgg yàlla jaajëf waaw ça c'est clair et limpide parce que loolu ñun ñii wax man mii taxaw di wax maay woon secrétaire général association anciens élèves bu école 2 tenté nañu lu ne def nañ ko pour bëgg a servir malheureusement li ngeen réussir ñun réussiruñu ko kon wax dëgg yàlla yéen ay jàmbaar pire ngeen
du ñu man lu dul wax leen jaageen jëf yal na yàlla yokk seen sutura yokk seen man wéral seen cër. beneen bi biñ ciy teg mooy nit aussi bu lekkee olom daf koy gërëme coy ndax tey lii ngeen man nii tey yàlla mu ngi ko jaarale ci loxo benn fondation bu ñuy wax Anne Marie Dione. donc fondation boobu ñun amal nañ ko njukkal ndax bu dul woon ak moom peut-être dina am feneen mais lii ngeen di def nii Mbaye Ndoye wax na ko sànq c'est pas la première fois et wax naa leen ko keroog mën na leen nit buy def dara mu commencé ci biiram nekk nga génn ko yóbbu ko ci ëtt ba tey nga yóbbu ko ci bayal da ngay xam ne loolu mbir moomu mu ngi màgg te loolu ku kam am doo am lu dul ñu wax la jaajëf te loolu ngeen def tey jii nii kon fondation boobu leen di soutenir muy fondation Anne Marie Dione ñun aussi amel nañ leen njukkal ñu ngi koy ñaanal fa nga xam ni fa la bëgg a jëmee fondation boobu ñu ngi ñaan yàlla na ko fa yàlla àggale ndax bu dul woon ak moom olof yi dañuy lépp ne bu feccam liir bu neexee ndey ja moo téye ci mbaggam kon tey ndey ji mooy fondation Anne Marie Dione kon ñooñu ñun amal nañ leen njukkal bi ci des mooy Mbaye Ndoye wax na ko sànq am na effort yoo xam ne bu ko nit di def vraiment ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci corps enseignant bi war nañu wane encore redoubler waat encore effort parce que école dafa soxla ay partenaires te loolu la ñuy wax école milieu kon école bi rek enseignants yi rek élèves yi rek mënul dem il faudrait que mu am ay partenaires yoo xam ne comme ñii ni ñu def ñu ñëw accompagner école bi parce que li nga xam ne moom lañ gën a soxla ñoom ñu mën ci taxaw comme ni saltige Mamadou Mbengue di def mu nekk quelque chose nag de bénévole mais maa ngi taxaw ci loolu nag xam nga liggéeyu bénévolat dafa metti mais dafa am loo xam ne nit bu la lebalee dara da ngay jéem a fexe nga fay ko moom la ñii di def nii tey ñuy interpeller encore une fois de plus ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi nekk dans la touche ñu jéem a fexe def comme ñii nga xam ne noonu lañ def pour accompagner les écoles de Yoff pour que résultats yi mën a gën a baax li nga xam ne moom la nekk Mbaye wax na ko sànq résultats yi ñu ngi koy gis muy améliorer au niveau de notre école pourquoi parce que soutien bi ñuy defal nii ñun xam nañ ko bu baax a baax on a vraiment été soutenu par ces gens-là de telle sorte que ñun li ñu man mooy ñu remercier leen encore wax leen jaajëf maa ngi interpeller pour terminer les enfants ak seen parents d'élèves ndax élève li ko war mooy mu ñëw école jël waxoon naa ko je le répète encore mais li ci ëpp solo mooy nit bu lekkee dara dafa war a am temps de digestion bu amul temps de digestion dafay am problème te loolu daf koy indil ëllëg musiba mooy lii am élève bu ñëwee école li ñu man mooy ñu sa ko jox ko li nga xam ne moom war a wan mais bu ñëwee kër ga nag vraiment parents yi ñu ngi leen di interpeller am ngeen ci droit de regard ngeen jéem a poursuivre seen xale ci kër ga pour que bu ëllëgee ñun résultats yi mën a gën a mais école kese doyul kër ga kese doyul il faut mu am un accompagnement entre élèves yi ak école loolu aussi ñu ngi koy ñaan parents yi vraiment pour bañ a guddal ñu ngi wax ne ñun daal kontaan nañu bëgg nañu ndax lii kenn amul lu ko ëpp ñu ngi fiy jaare di lancer un message à tout le monde école yi na ci ñépp jàpp parce que tey ku fi tekki tey jii boo xoolee nga am fi responsabilité bi muy góor di jigéen ci école nga jaar j'en veux comme preuve tey xoolal dans le gouvernement nga xool ñi ci nekk ñépp c'est des produits de l'école primaire kon tey base bi foofu la ñu ngi leen di ñaan ngeen jàpp ci école yi surtout au niveau de Yoff on a besoin de ce soutien nit ñu mën a continuer résultats yi di gën a yokku vraiment maa ngi bëgg guddal di jégalu encore une fois de plus ngeen baal ñu wax. asalaamaaleykum mbooloo mi nuyoo bi ñu ngi koy tàmbalee ci kilifa gi salte gi Mamadou Mbengue di wàccee nuyoo bi ci directeur d'école yi fi teew muy monsieur Mbaye Ndoye mi fi wax sànq te wax ji rafet lool ñu ngi nuyu itam monsieur Khalifa Mbaye mi représenté enseignants yi moom itam waxam rafet na ku tegu ci ñaar ñi daal góoma ne mën nga fee waxati wax ju saf wax joo xamee ne dina am maanaa moo tax duma jéem a jaar seen boor sama ngërëm dama koy delloo rekk ci ancien élève u école 4 yi jëf ji ñu def dafa doon jëf ju rafet jëf joo xamee ne
bu ñuy xool jëf ci biiram réew jëf gënu ko noble combat waru ko gën a rëy ndaxte am réew lii tax mu dem mooy mu am njàng mu baax faju mu baax te tey école publique am na ay jafe-jafe malgré li gouvernement bi di def lépp am na ay jafe-jafe jafe-jafe ji bi gën a rëy mooy que ci réew mi résultat yi ñu gën a naw ñu ko séentoo ci privé bi ci wàllu faj résultat yi ñu gën a naw ñu ko séentoo ci ñi dem ci structure de santé privé yi loolu doon na une aberration pour un pays qui aspire au développement alors kon de société civile bi combat bi leen war mooy ñu mobiliser wu delloowaat école publique fa mu nekkoon réew mi ak réew yi ko wër cadre yi leen yor ñu ngi jóge woon ci école publique moo leen formé te gëwuma ne gis nañ ñu leen tane te tey itam gis nañ ne école publique enseignants yi fa ne di yëngatu bu ñu leen nattableeg seeni nawle yi nekk ci privé yi ñoom bu ñu leen ko yóbbulul ñi nekk ci privé bi du ñu leen ko yóbbul ci waxin wu tegginu loolu rek laa mën a wax su ma sañoon ne enseignants yi école publique yi ñoo ëpp compétence fuuf yu privé bi mais ci kaw yi teggin moo tax ma waxee noonu kon nag yéen seen jëf rafet na en tant que citoyen société civile bi yëpp dañu war a mobiliser wu delloowaat jàppale école publique mu jëlaat place ba mu amoon bu jëkk ba ndaxte bu jëkk ba ku sam njàng daan ku daan bëgg sam njàng baax public nga daan dem mais tey jii nit ñi dañu naan ku bëgg sam njàng baax sa njàngam doom bañ a sooxe da ngay dem privé te loolu metti na début d'année rek boo gisee parents yi li ñuy dépenser ci inscription nga xam ne metti na am na faneen fu mu xajoon kon nag nañu mobiliser waat delloo école publique gëddëm loolu ce n'est pas un combat difficile parce que ressources humaines yi nga xamee ne ñoo war a dekkilaat école publique ñu ngi fi ay enseignants de qualité ñu ngi fi ay corps d'encadrement de qualité mu ngi fi nañu xeex bi ay rëq-rëq yu sew moo tere école publique démarré waat nañ ci jàpp wasalaam loolu laa amoon ci lu may wax di ko ñaaxee mouvement étudiant yi jërëjëf. De nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui donc pour la compétence on n'en disconvient pas vraiment peut-être qu'il y a d'autres raisons yoo xamante ni peut-être prestige je sais pas mooy pousser les parents à ce que ñuy yóbbu seen doom yi ci école privée mais je pense que ba tey mën nañ continuer le combat et def de telle sorte que école publique fi mu tolloon ba tey ji mu raw foofu noonu. Merci beaucoup. Donc nous appelons monsieur le saltigué Mamadou Mbengue, président de l'association des parents de l'État. di jiital ci nuyoo bi directeur yi nga xam ne ñoo fi teewal fi éducation di nuyu association des anciens élèves Abdou Seck di jaare seen président di leen nuyu di nuyu parents d'élèves sama naatangoo yi fi ne ak fondation Anne-Marie Dione bi nga xam ne chaque année ñu ngi yëg ne mu ngi jàppale xale yi su lu jëmale njàngu Yoff kanam ñuy sant yàlla di revenir rek ci li ñépp wax mooy ku bëgg sa ëllëgu dëkk émerger jëm kanam il faut nga jàpp ci éducation nag buñ koy wax privé baax na waaye école publique yi xam ne ñun ñëpp ñoo ko seq bépp autorité moo xam religieuse nga walla coutumière walla politique ñëpp dañ ci war a dugal seen loxo ngir yàlla ak sunu doom yi mën a am réussite
di sant yàlla parce que am na directeur yu toog fii ak ay jàngalekat fii lañ juddoo fii lañ màgge loolu sensu village bi la nga am ay ñoo xam ne fii lañ juddoo màgge fi jàng ba nekk ci enseignant ba pare nekk directeur école ñenn ñi di jàngale loolu boo ko amee sa village da ngay sant yàlla waaye xam naa ne Mbaye Ndoye wala monsieur Ndoye wala Khalifa dinañ def lépp lu ñu man pour xale yi réussir kon Mbaye vraiment ñu ngi leen di sant ñu leen ñaanal yàlla dool leen kattan gis nañ ni ngeen taxawee Mbaye Ndoye directeur la waaye bu ñuy nekk combat lycée ba moo Khalifa ak monsieur Ndoye dañu ñëw di ñu jàppale kon ñoom ñu ngi leen di sant au nom des parents d'élèves vraiment di ñaanal association anciens élèves daaw ñu ngi woon seen cérémonie ñu def ko école Abdou Seck ñu joxoon élèves yi nga xam ne ñooy jànge foofu waa ren ñu yaatal loolu yokkute la mooy li may def bëgguma mu yem ci instance bi nga xam ne moom laa gérer dama bëgg mu lawtan ba yegg ci Yoff gépp COPPA kon ñu ngi leen di féliciter ci courage bi ngeen def ba tànn ci école yi nga xam ne yeneen école yi nga xam ne ñu ngi ci biir village bi jàppale xale yoo xam ne seeni waajur dañu xaw a ñàkk doole amul képp ku am doole ndimbal yi dañu tanente mais amul ko soxlawul ndimbal amul àdduna amul ko soxlawul ndimbal waaye dañu tanente waaw bu ñu amee lu mel nii nag ñu xool ñiy tanente ñi nga xam ne ñoo ko gën a yelloo ñu jox leen ko bu ñu joxee doomu Mbaye Ndoye saak boo xam ne dafa ànd ak li muy jàng yëpp mel na ni jox nañ ko sama doom parce que doom damay wax lycée Yoff bu ñuy réunion doom la rek doom bi nga jur ak bi Mbaye Ndoye jur ak bi monsieur Ndoye jur benn la rek parce que man doom bi nga jur man nga ko defal lu ne sonn na si moom mu màgg tekki du la amal njëriñ nga may benn xale saak mu jàpp loolu dem ba am teraanga fàttalu ko la di la defal teraanga di la jàppale kon doom la rek di revenir si li Mbaye Ndoye wax def appel autorités yi religieuses et coutumières surtout coutume bi bu njëkk mag ñi wax dëgg yàlla biñ fi nee mais école yi melul ni mu meloon heureusement sax mu ngi baaxaat mais des na ay boo xoolee ay at ci gannaaw école yu bari dafa demoon ba yàqu loolu nag mu ngi tane di avancer loolu nag bu amee ay jàngalekat yoo xam ne dañu dëkk Yoff nekk ci école yi ñoo porté combat boobu ba tax école yi di jëlaat beneen xar kanam bu ràññeeku di ñaan autorités yi lépp lu waay man nga ñëw jàpp ci école yi moo xam xalaat la moo xam taxawaay la moo xam lu mu mën a doon di ñaanal xale yi COPPA yàlla leen yàlla fay bu déwénee yàlla nekk 2000 sacs yàlla leen ko yàlla defal ñu fekke ko te tal ko te xale yi ñu ngi leen di ñaanal ngeen jàng bu baax comme ni ko monsieur Mbaye waxe vraiment suñu yaakaar ngeen jàng leen bu baax man damay am ñu may seet di ma wax seen mbiru doom bu ñu àndee seen doom du ma rate xale yi dama leen di wax ne gis ngeen seeni waajur ni ñu sonne inscrire uti ay fourniture sang nga jàngi ñu fóot mais yow boo amee jom gis sa yaay li muy daj ak sa baay li muy daj war ngaa ñafe ba ñu am satisfaction ci yow kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen di wax waajur yi ñu gën a am taxawaay ci xale yi gis naa léegi habitude bi waajur yi am mooy bu ñu xëyee ku ne day jox sa doom 200 wala 250 ne ko demal école loolu baaxul xale da ngay teel a jóg ñun suñu yaay bi ñuy jàng kenkali baa dañ ko daan baxal ci guddi gi bu ñu xëyee dañuy tàngal rek xelli la nga ndékki ba sa biir fees ñu may la 50 francs nga dem wala 25 loolu buñ ko tàmmal xale bi mooy xëy rek jox ko 200 ne ko demal jàngi da leen defaral xale yi ndékki bu ñu amee lu ñu booboo bu ñu def seen sac wala 25 ngeen jox leen ko bu ñu demee bu ñu génnee man si jënd lu ñu jënd vraiment loolu ñu ngi si attirer attention parents yi ñaan yàlla cérémonie bi yàlla na yegg ak jàmm ñaanal partenaire bi yàlla yokk ko yokk xale yi yokk école Yoff yi yokk école Sénégal yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di fay ñëpp sama ñëw fii papa xam naa ne du
du dernière fois man xale yi ci kanam ñoo ma xam man mag ñi xamuñu ma man gune yee ma xam je suis professeur universitaire à l'INSEPS mais ma vocation est envers les enfants donc ces enfants qui sont devant moi ce sont mes joueuses maa leen yor ci académie RS Yoff bu Nord Foire man maa indi basket Yoff donc tey bu ñu fi ñëwee lii mooy li ñu bëgg ñun mébét bi mooy sunu mébét biir Nord Foire incha allahu rabbi dañu bëgg organiser loo xamante ne nii dañ koy boole Nord Foire boole ko Yoff boole ko ñëpp donc buñ koy organiser nii Papa Mbengue man du xam naa ne tey la nga may soog a gis mais chaque jour damay dégg sa wax sa jëf sa lu rafet ci Koppa ndax Koppa maa ko yoroon terrain basket donc Abdou Naar ñoo dëkk ñu janoo kër man ak moom APEXI donc buñ fi ñëwee teewaluñ fi suñu bopp dañ fi teew ak xale yi Nord Foire ndax lim sama papa wax léegi mooy que bëgg nañ loo xamante ne nii day dajale bépp xale bu dëkk Yoff ndax du ñu wax Yoff village rek mais dañuy wax Yoff but ba but ndax waa Nord Foire parfois dañuy xool seen bopp ne ñoom bokkuñu Yoff mais man ci samay tànk ak sama wax ak sama kàddu damay dox pour ñoom ñu xam ne lépp Yoff ko jur xaj ak seen bu ci amee rek ci xel la ndax tey terrain basket bi li ci ëpp waa Yoff li ci ëpp waa Yoff te lu may def lu ne te mag bokk ci dama koy bàyyi man jamono juñ toll damay dox pour xale yi rek donc papa bu ñu fi teewee c'est parce que dañuy ñëw ñun suñu invitation duñ la ko waxee ci biir kër Papa Mbengue man dama lay invité ne la le 28 décembre incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee ci terrain Nord Foire dinaa la invité la ci lu mel nii ci jox xale yi ay cadeau Noël bu ñu fi yàlla bàyyee ci loolu la ñuy dox ndax dañu bëgg Yoff gépp xam ne ne ginnaaw ñoom suñu jaraaf yi benn maire fi am muy Ablaye Diouf Sarr te ñun li ñuy dox dañ koy dox en collaboration avec la mairie de Yoff ndax ñooy suñuy kilifa tey terrain bee ñu nekk moo ñu ko defaral tey mënuñu def leneen loo xamante dañ koy jéggi wala ñuy def loo xamante ne ni dafay am loo xamante ne ni bu ëllëgee mu am lu lëndëm Koppa daf ñu ci boole ñu ciy dox yéen xale yi yéen xale yi Yoff dama bëgg ngeen xam ne Koppa dina jël ci yéen benn nombre 50 incha allahu rabbi indi leen le 28 décembre fële ci terrain Nord Foire ma teral leen man xale yi ñoo ma xam surtout lii toog sama kanam sama doom la sama xarit la donc kon yéen waa Yoff ñu ngi leen di wax yàlla na leen yàlla fay sama papa Dieng di nekk professeur nekk directeur dafa am lu mu wax léegi nee na école ci ay jamono ci public la man de dama gis ci ba léegi élève bu fi jël raw gàddu génnewul privé Sénégal 1960 ba léegi les meilleurs élèves sortent du public les meilleurs élèves du Sénégal la dernière fois l'élève bi ko jël daaw jëlaat ko ren yëpp ba léegi mi ngi ci public donc ñun suñuy jamono boo mosaan dugg privé dañ naan nulaar nga mais mi ngi dellu fi mu nekkoon gis ngeen li ñuy wax ñun ak li mag ñuy wax gëm-gëm bi mooy ngeen xam yéenay kan yéen xale yi parce que ëllëg yéen la du ñun suñuy li ko mag ñi di waxee buy weesu na mees kenn ku ne am nga loo xamante ne ci nga jëm jamono juñ toll yéen ñii janoog man dama bëgg ngeen xam ne affaire bi yéen la bu leen xool ma Samba bu leen xool ma Demba affaire bi yéen la ñii ci ginnaaw ñëpp dañuy daw di dox di lijjanti pour yéen fourniture yi man jolof-jolof laa dëkk ma Joof de jolof-jolof laa ci ndey ci baay mais ñun dañ daan def juróom-ñaari kilomètres matin juróom-ñaari kilomètres ngoon pour dem école mais loolu amatul léegi foo jëm dañ lay jox bus jox la saak bu fees jox la 200 ne la demal mais ñun ci tool yi lañ daan romb di lekk pour añ ci tool yi la daan ndekkee mais yéen chaque jour vous avez de l'argent dans vos poches donc pour que ngeen xam yéenay kan faw ngeen déglu ndey ak baay lu waay di def te déggaloo ndey ak baay seeboo nga bako man sama kàddu tey ci terrain basket bu mooy sama kàddu fii ma taxaw ak yéen lépp loo leen am
boo leen bàyyee seen ndey ak seen baay wala ñàkk leen déggal yéen a ngi juum parce que ñoom ñooy gàllaaj bu mag bi beneen gàllaaj bu ci nekk dolleeku waay la rek wala ciiraay mais ñoom ñooy lépp maa ngi leen di remercier bañ a téye kàddu gi di wax jaraaf jërëjëf allez directeur yi ma fekk yëpp je vous dis merci et merci encore merci à la fondation parce que c'est pas facile de rassembler une somme pareille en fourniture en matériel scolaire et didactique pour donner à des enfants c'est pas facile parce que de nos jours quand tu vas à quelqu'un les gens te diront que les gens ils quémandent de l'argent c'est pour leur mettre dans leur poche une bonne partie des fondations c'est comme ça que ça se passe mais ce que vous avez fait c'est une noble cause et juste et on vous dit merci de ma part. donc salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ñi fi teew donc ñu ubbi suñu kàddu di nuyu mbooloo mépp yi fi teew di ko ubbi si bismillahi rahmaani rahim di rafetlu jataay bi di jéggalu nag ci yéex a ñëw bi ñu yéex a ñëw parce que yàlla dafa li ñu def nii ñun lañ ko defal ñun ñoo waroon jiit fii ñëw recevoir ñii fi nekk ñëpp ñu ngi ciy jéggalu di commencer d'abord par nuyu saltige bi ne fii c'est saltige Modou Mbengue di nuyu directeur d'école yi fi nekk yëpp jàngalekat yëpp enseignants yi donc amicale des anciens de l'école 4 di remercier élèves yi ak di remercier seen accompagnants yi les parents ñun nag ñu ngi wax ci kàddu suñu directeur monsieur Guèye newo fi donc ñu ngi jël suñu kàddu donc ci turu école 3 di wax ci kàddu directeur ak maître yi fi nekk yépp jotaay bi nag dañ koy rafetlu comme ni ñu koy wax ji nag du gudd dañ koy tënk ci ñetti poñ rek point bu njëkk bi remerciement lay doon deuxième bi ñoo am tuuti lu ñu wax ak élèves yi troisième point nag mooy perspective donc ñoom mënuñu waxte remercier wu ñu ñi nga xam ne ñoo waral bés bii parce que maa ngi koy wax COPPA ñu ngi ci waxtaan daaw rek yàggul mu may wax ñoom lu ñuy def seen école ma rafetlu ko trop parce que man dama jàpp ne école 4 lu ñu ko defal rek école 3 lañ ko defal école 2 lañ ko defal parce que école yëpp ci Yoff lañ ne ñu def loolu daaw ma rafetlu ko lool ma ne ko ndëkk li ngeen def vraiment rafet na mais bu ñu sañoon boo liggéey ngeen yaatal tuuti mu dem ci école yi mu dama daal tons je ne te promets rien mais bu déwee nag jàmm daal incha allah point bi nga wax nañ ko intégré yàggul tuuti fan la ñuy toogaat ci campus yi waxtaan mu dama daal tons li ñu bëggoon daal antu na ren ji incha allah dinañ ko yaatal ba mu dem ci école yi te li koy firnde mooy jotaayu tey bii donc ñu ngi leen di remercier ci loolu ma bëgg ngeen tàccu ma leen bu baax a baax a baax parce que nag li ñuy def moom li tubaab di wax enracinement ouverture parce que ñoom bi ñuy tàmbali seen école lañu tàmbali mais dem nañ ba nga xam ne affaire xajatul seen école léegi dañu ubbeeku donc pour mën a dem ci yeneen école yi donc vraiment c'est un message très fort boo xam ne dañu koy lancer yeneen association yu mel ni ñoom moo tax ñu ngi leen di remercier ci initiative bi ñu jël barke démb rek maa ngi koy woo ci guddi gi mu ne ma gis nga tons ñu de ñu ngi nii ci bagage yi pour préparer la cérémonie xam naa ñoom li ñuy daj ci taxawal journée bu mel nii moo tax daal vraiment on vous souhaite plein succès ba année yi si topp moom yàlla na dàq année ren bi téeméer yoon quoi lu ngeen mën ren yàlla na ngeen mën lu ko ëpp waaw parce que li ngeen def ni c'était pas évident waaw parce que joxe sa école ba génne di joxe yeneen école yi loolu il faut de la volonté pour le faire deuxième point bi nag élèves yi laay waxal nag parce que nag xam nga tubaab day wax ne choisir c'est prendre mais c'est laisser tànn bi sax du yomb suñu école yi parce que boo demee ñun ñëpp ay cas sociaux lañu n'est-ce pas mais booy jël sax di nga jël sax bàyyi koo xam ne moom nga waroon jox sax moom nga waroon a jox donc jox keneen koo xam ne moom moo ko yeyoo parce que choisir moo mel noonu mënuñu woon satisfaire ñëpp mais ñi ñu jël ñëpp nañu xam ne ñii leen ko defal vraiment li ñu séntu ci yéen mooy jox nañ leen ko mais ay résultats yu baax a baax a baax ba boo liggéey vraiment li ñuy def noonu ñoom ñu gis seen bopp mooy li ñu leen jox noonu na feeñ ci seen résultat ren ji pour bu déwénee ñu gën a sawar pour jàppale leen parce que ki lay jàppale itam bu fekkee daf la jox dara
gisul benn changement ci li mu bëggoon bu boobaa loolu mën na ko mënoo doon un point boo xam ne daf koy xaw a découragé tuuti bon yéen ñi ñu ko jox ngeen gën a góorgóorlu xam ne am ngeen loo xam ne seen morom yu bari amuñu ko donc loolu la ñu bëgg élèves yi ñoom ñu doxale noonu fi may tëjee nag moom perspective la lay wax quoi parce que donc ñoom du ñoom rek ñoo fi nekk association boo demee am na école 3 ñoo am nañu association bu fi ñëw boo xam ne ren jii vraiment dañu ñëw defal ñu suñu mur école bii ba boo fa duggee ren jii sax par rapport daal da nga gis ne am na changement bu rëy bu am foofu mais ñoom fi ñu leen di interpeller maa ngi koy wax papa mooy association yi donc ni ñu doxal ni baax na mais yaakaar naa synergie des forces moo gën maanaam bu ñu booloo bu déwénee yaakaar naa li ngeen man nii di ngeen man lu ko ëpp parce que man li may wax toujours mooy donc maa ngi jàngale école 3 mais école 2 laa jàngee donc et loolu dama gis na loolu yëpp c'est tout Yoff association yi ñoom ñëpp bu ñu booloo donc bu ñu booloo olof nee na mbooloo mooy doole li ñu man nii ren ji dinañu man lu ko ëpp bu baax bu ëllëgee dinañ man li ñu joxe nii au moins ñu joxe lim bu ko ëpp téeméer yoon n'est-ce pas vraiment di leen gërëm di leen remercier xam nañ li ngeen daj yéen ñi ngi ko defal tam élèves yi vraiment na ngeen ko mérité waaw foofu daal laay tëju sama kàddu di ñaan association bi daal sa kaw sa kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi teew fii ñëpp di am contentement ci sacrifice bi nga xamante ne def ngeen ko ñëw accompagne ñu si li nga xamante ne ni lu ñuy def la jëmale ko ci ñi nga xamante ne yëg nañu ne soxla nañu ko waaye balaa boobu dafa am koo xamante ne mënul ñàkk ma tudd ko mu ngi ci jataay bi du début mu ngi fi woon et jusqu'à présent aussi moom mu ngi ñuy taxaw mooy saltige Mamadou maa ngi ñaan ngeen mayal ma ko la bu waxoo bu baax parce que bariyaana fooy tàmbalee nga seeti nit du gëm li nga xamante ne moom ngay woote waaye moom dañoo tàmbali rek ñëw seeti ko mu gëm suñu vision gëm fi nga xamante ne fa la ñu bëgg a demale mbir mi moom dañ koy sant ci loolu bu baax di sant aussi koo xamante ni la même chose la def ak ñun muy monsieur Baye Sey Laye moom waroon na teew mais xam naa dafa xaw a am nekk say xat-xat pour mën a ñëw mais moom tamit la même chose la def ak ñun ci association bi mën naa wax ne walla damay seede ne dërëmam moom moo njëkk a dugg ci association bi parce que ba ñu ko seetee aussi même accueil bi mu ñu defal moom lañ bi ñu moom defal moom la ñu defal këram mu nekk loo xamante ne aussi lu ñu yëg la lu ñu marqué la ba mu ñu yëg ne war nañu ko mën a def suñu président d'honneur moom aussi mu nangu ko nangu ñu accompagner ci combat bi te dénk ñu ci ay kàddu yu nga xamante ne nii moom moo di man lépp lu ma man ci éducation dama koy def ndax njàng man na wax ne moom moo ko yeggale fépp fu mën a yegg donc moom dañ koy beral nuyoo di ko sant ci wàll woowu waaye itam di gërëm directeur bi nga xamante ne moom mooy directeur école 4 Mbaye Ndoye accompagné ak sunu papa Khalifa Mbaye ñu ngi koy sant aussi moom bu baax ak directeur yi nga xamante ne aussi ñoom la ñu seeti woon ci yeneen écoles yi ñoom aussi gis nañu ne am nañ pas-pas am nañu farlu ci li nga xamante ne moom mooy sunu programme bi ndax yëg nañ ne li ñuy def même bu fekkente ne dañ koy def yamale ko suñu bopp tamit buñ ko yaatalee aussi day nekk loo xamante ne lu gën la ñoom aussi gis nañ loolu ba tax ñu accompagner ñu bu baax ñu ngi leen ci sant bu baax te di leen ñaanal bu baax ñu gën a jàppale xale yi waxuma ne jàppalewuñu leen mais ñu gën leen jàpp ndax xale yi mën naa wax ne ñoom ñooy ëllëg te Yoff il faut que ñu taxawu basé wu bu baax ci jàng xale yi lépp lu ñu mën ñu def ko ci ndax ëllëg dina ñëw ku jàngul doo mën a tekki dara loolu moom maa ngi koy ñaax xale yi yéen ñëpp ngeen góorgóorlu ngeen jàng bu baax ndax ci kanam tuuti ku jàngul day metti ci yow te pour ngeen teral seen yaay wala ngeen teral seen bopp wala ngeen mënal ñeneen ak ñeneen wala ngeen mënal Yoff il faut ngeen jàng il faut ngeen jox cër seen ay yaay
jox cër aussi seen ay pap parce que ñoom dañuy def lu nekk pour seen éducation ñun ndëpp gis ngeen ñi toog nii ñëpp amoon nañ at yi ngeen am fii ngeen doon toog nii lañ doon toog waaye xëy na aussi amuñu woon moyen boo xamante ne ni lu mel nii doon nañu fekk ci école yi nga xamante ne doon nañu jàng dañ doon jàng dinañu gis kuy wàññe ci yor ay bâtonnet dinañu gis ñoo xamante ne ay xeer la ñuy yor di ci jàng pour mën a jàng donc yi situation yi yëpp mu ngi ci école bi mais beneen sens la demee donc tey bu ñu defee nii ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàngee woon foofu bu ñu dellu se waatee ci école bi fas yéene jàppale élèves yooyu noonu laaj na aussi ñu sant leen ngeen tàccul ma leen association des anciens élèves yu école 4 yi vraiment di fond sama xol bi yëpp bu ma ci soree ci yéen damay xaw a xëpp xéewal quoi mais yàlla mu ngi gis te li ñuy def nii dañu gëm benn affaire moom mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ñun logo boobu wala boog slogan boobu moom la ñu jël boot ko te fas yéene di ko doxal te di ñaan aussi partenaire bi nga xamante ne nii moom moo ñuy jàppale ñu ngi ñaan ngeen ñaanalal ñu ko parce que aussi ba ñuy tàmbali ñu ngi dépensé woon 600 et quelques mille yoo xamante ne nii amuñu ci benn ndimbal boo xamante ne jóge na ci keneen que ça soit autorité politique wala ku mën a doon seet siw ñu la pour nga jox ñu dërëm pour que nga mën ñu jàppale suñu bi ñuy tàmbali ñoom ñi ngeen gis ni nag ma tudd leen léegi ñoom ñoo dajale seen xaalis dajale seen ay bic dajale seen ay cahier dolli ko ba ñuy tàmbali mu nekk 600 et quelques mille yoo xamante ne nii récupérer ñu ci lenn loo xamante ne dañ koy def seen poche dañu ko jël dimbalee ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci école yi te soxlaa ko ba ñu ci jógee nag yàlla xëy na dafa yëg na la ñuy def xol moo tax ñu di ko def donc ñu dajee koo xamante ne aussi muy Biray mu boole ñoo benn partenariat boo xamante ne tey fu ñu yegg ci wàll wi nii moom moo ñu fa yeggal mooy Anne-Marie Diom donc 3e année bi nag moom moo nekk nii bañ koy tàmbali 600 et quelques mille la woon ñu dépensé ko suñu poche bopp waaye boobu ba léegi aussi mu ngi ñuy couvrir ci 2e année bi 3e année bi tey mu ngi ñuy couvrir mën naa wax ne ci ñett yi nga xamante ne ni moom mooy ñetti at yi li ñu fi jot a def ci ay don yoo xamante ne ay sac la jëm ci élèves yi mu ngi toll ci 1014 sacs 1014 jeunes mën naa wax ne ci 3 ans yi nii jox nañ leen lu mel nii ci biir Yoff loolu moom il faut ñu reconnaître ko te di ñaan aussi lu ñu mën dinañu ko def ndax Yoff rek moo ñu ñor soxlaaw ñu leneen ñaan lañu soxlaa ay encouragement te puis di tëj suñu ay bunt ci ñëpp ndax lii dafa nekk loo xamante ne ni ñëpp ñoo ci war a jàpp ndax bu njariñ amee aussi suñu ñëpp lay baawaat donc maa ngi gàttal kàddu gi di ñaan ngeen gën ma ñaanal ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal liggéey bi ndax du man xëy na maa nekk ci kanam waaye ñoom ñoo may pousser ñoo may def lu nekk donc combat bi yëpp wala liggéey bi yëpp ñoom ñoo koy liggéey man duma ci dara wax laa am rek dem toog ñëpp nag ñu ngi leen ciy sant ak éléments yi nga xamante ne ñoom bokk nañu ci ñoom nekk au niveau de l'extérieur ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla fa nga xamante ne fa la ñu nekk yàlla sàmm leen dëgëral leen ba ñu mën a dellu sawaat ci seen i mbokk donc kàddu yooyu laa xamante ne ni maa ngi koy gàttal di ñaan aussi ndaw yi nekk fii ngeen góorgóorlu dama ciy delluwaat te ngeen ñaanal seen ay waajur bu baax te it ñu ngi ñaan aussi ngeen ñaanal ñu parce que tamit li ñuy def nii yéen yéen a tax ñu di ko def ak suñu borom yàlla rek moo tax ñu di ko def loolu nag bu seen xol seddee rek am nañ yaakaar ne suñu borom xolam dina sedd wala boog suñu borom dina bëgg suñu te it bu boobaa njariñ dina feeñ te bu njariñ feeñee dina baawaat suñuy toog ci biir maa ngi gàttal kàddu gi nag di ñaanal yàlla ca kaw ca kanam daal di ñaanal aussi Yoff mbooloo aussi jàpp na ci combat bi comme ni ko mbëri di waxee jàpp na ci combat bi def na ci liggéey bu ayib bu mëcc bu yanu maanaam ak sunu télévision bi nga xamante ne moom mooy JTV aussi ñu ngi leen di sant bu baax ci seen bàyyi xel bi ñuy bàyyi xel aussi ñu accompagne ci wàll yi nga xamante ne aussi gis nañ ci seen bopp yëg ne defuñu ko lu dul
ngir dimbalee ko ndaw ñi donc maa ngi gàttal di leen ñaanal bu baax ba année yi ñëwaat yàlla def lépp lu ñu mën rek ñaanal leen ñu mën lu ko ëpp ndax bu ñu amee manee lu ko ëpp rek mën nañ ko yóbbu foo xamante ne nii dinañu mën a dem ba couvrir Yoff am nañ yeneen i programme de xam naa dinañ ko yaatal ci kanam waaye maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal association des anciens élèves bu baax école 4 ñaanal aussi ñi nga xamante ne dama leen fàtte maa ngi tudd mooy yeneen anciens élèves yi nga xamante ne ñoo nekk école yi Yoff dañu leen di encourager ñu ngi def ay liggéey delluwaat ci école yi waaye nañu bàyyi xel ne école yooyu noonu ñoom ñoo fa jànge lépp loo xamante ne lu fay dellu la ci wàllu liggéey ak wàllu woo xamante ne dañu ngi jàppale ndaw ñi ci ñoom la jëkke ñoom ñu ngi leen ci ñaax bu baax te di tijji suñuy porte ci école yëpp képp koo xamante ne ancien élève nga rek da nga war a def retour boo retourné ci école yi rek dina doon loo xamante ne Yoff dina ci gis boppam donc di ñaanal ñëpp di jéggalu ci kàddu yi. ñoo ngi nuyu kilifa yi fi toog yëpp ñoo ngi leen di ziar yéen ñëpp xale di yaakaar ni kontaan neen seen loo yi ngeen jot ci fondation Anne Marie Diome bi bon man nag sama wax mënuma wax bu baax Mbaye Ngoussé sax moom xaw a forcé maa ngi siy jégalu mais di wax leen rek maanaam tey jii dinaa wax ci Mbaye Ngoussé tuuti parce que peut-être bon damay wax ci turu waa Yoff 4 yëpp ne affaire u saag yi bi muy door opportunité bi ñu ko amee moom laa njëkk a approché waxtaan ak moom bi mu ko approché affaire bi dem mais c'était juste pour dire que rek c'est un nit bon benn njiit la boo xamante ne lu ko extraordinaire la nit ku baax la moo ko baax ñun ñëpp nag ci ginnaaw ba ñu topp ça veut dire que lépp loo xamante ne la mën nañ ko apporter loo xamante ne la mën na yóbbu Yoff ci kanam rek incha allah ñu ngi ci te dinañ ci ànd ak moom man je me définis comme ça quoi man je dis que je suis un soldat de Mbaye Ngoussé Baye Fallam laa quoi sama waay la nit ku baax la. sàcc kuy yaay sàcc yow yaay ketepan yaay pour tegal lii affaire man jëluma fi dara dama tegal ci jël sac léegi lu nga dégg ci jël sac bi boy ci jël sac bi wala ma ku yóbbu léegi la ci jël fii looy def fi booy dugg si kër doo tàggoo man yow laa doon seet maa ngi jaar si buntu bi suuf ñu ne ma new foofu yoon foofu lañ ko yaay jaar na père yow xam nga yow xamee na ma la yow sàcc ba bon la pour yow xamee ma père de xam na ma la ba baax xam ne man boo ma xamee nga logo bi moom la ma xamee si yow assassin de fois chambre 4 yow non père père l'association des anciens élèves de Yoff 4 waaw père nag yaa ngi mel ne ku ma xam ne yow père daaw ñëw ñëw ma sëkk man kay xàmmee na waaw daaw ñëw ma sëkk naka jekk man xàmmee na xam nga ne boo ma gisaatee sëkk dañuy wàcc programme moo tax nga gisaat na sëkk père maa ngi jéggalu waaw am nga jéggalu maa ngi jéggalu yeneen tax bu ñu ñëwee rek bu leen gaaw wàcc ko jéggal ma man dama ma sa tàng man ni maa ngi seen dama bàyyiwul benn gune yàlla waaw non non père man moom li doon sànni kànt déjà association bi joxaat ne taxawaan nañ xaaral ma indi la ci waaw indi lu saison ko mu jogal nii waaw nii la ma njël père waaw boo gisee samay tànk yi teg lenn lu dul yëglu ma lu dul association des anciens élèves de Yoff 4 ña baax ñooñu tey ñoo ma yebal si yow ndaxte daaw gis nañ ni ñu taxawoo daaw tamit gis nañ ni ñu taxawoo moo tax ren dañ ne ñu defaat programme te ñëw ñu sa kër waxtaan seen yow donc mënoon ngeen a bañ a yëg si ndax li la baax ka kaa def waru laa tàggoo te yéen lii ngeen a def
jariñ na réew mi te dimbali nga suñuy doom yi ak seeni rakk ak seeni jarbaat parce que ñoom rek kaa fi ne baale leen jàppale seen bu boppa ngeen jàppale réew mi ndax xamuñu gu ne moo doon ëllëg loolu la ndaxte xale mooy doon mag ëllëg wallaay looloo tax nag tey ma ñëw sa kër ngir expliquer la ren programme bi ni muy demee programme bi jàpp nañu le 27 dimanche à 16h30 Inch'Allah waaye nag ren ak daaw dañ si àndoon ak benn fondation boo xamante ne ñoo jàppale association bi ba tey lii nii ñu mën ko xool mooy fondation Anne Marie Dione ndax boobu noonu bu dul woon moom laa mbay ñaaw ndaxte suñu propre moyen lañ doon génne di si def ñu dem waxtaan ak moom amul kii amul dara mu ne dama si jàpp kon kooku dañ ko war a delloo njukkal. donc ba ànd laa ko. ren bi déedéet bi ñu mën a pare ren bi dañ fas yéene décentraliser lii Kaffrine. ndaxte yemuñu école 4 rek ndax école 4 rek nga ko fekk école ci yow. la baax daa évoluer. noonu la. moo tax ren ñu ne école yëpp a yàq. moo tax directeur yëpp lañ invité. parce que ça veut dire que moom mbéy mi nga xamante ne mooy jàppale école yi yow. tamit loxoom nga sëñ bi. wallaay. waaw donc lii maa la ko digal. dina dem ba si kanam. rek Dakar yëpp lii dinañ leen kat séddale. ndax la baax yàlla rek ka mën a fay. dëgg la rek. wuy am na ma doom jërë jàngee école 4. ba dina si am. incha allah dina am kenn. dina am. père yow sama père la. ma oola. waaw oo ma ko mu. Njaago. kaay. Njaago. kaay ngeen naan damay nelaw. ñu doon tax nga dof. waaye yow. damay moom ñëw fii nga naan damay nelaw. ndax nga dof. jogal yow da ngay yow bul jóg day jóg yow papa xamal ki nga la jógul papa kii bu la fi jàppee jogal yow jàpp ñëwal rewaay ñëwal yow dimbali ma rek ma jéggal. yow nit la nit lan la xanaa lii loolu li bind si tiset mënoo nga téye xanaa doo élève jàngoo boo ñëwee balaa nga gis nit doo ko nuyu yow nuyu woo ne ak jugal ak génn ba baa boobu noonu dina ma fekk ma toog ak moom dama ne nga téye nga déglu ok waaw. waaye yow wuyul kii yow la soxla ay yow. waaw njàng na nga def. yaa ngi liggéey. yaa ngi si jàmm. naka école bi. muy fa. mbaa yaa ngi góorgóorlu. ay yow man fii père. comme ni ma la ko waxoon rek xam naa ne kii sa doom la. te déggoon ngeen. xam naa ne dina mën a waxtaan ak moom. man de xam naa ne moom toogaay bi yàgg ndaxte lu may xaar. yow sa toogaay yàgg na yow ñëw léegi Dakar kooku. waaw kon baax na man bu salee léegi man maa ngi dem. bàyyi ma xam nga dama mooy sama message man. waaw. lii nii anciens élèves de l'école 4 def. astafurlah dañ bëgg képp ku nga xamante ne mas nga jàng école yi yokku bu ñu defee ne jàng da ngay génne école rek pare nga si école bi. am na ñoo xamante ne li ñu am tey école moo leen tamay dañu war a retourner jàppalewaat seen i doom ak seen i rakk ak seen i jàmbaar yi nekk si école. kon nag lii nii day jëm kanam incha allah. papa man maa ngi ñëw daw si gan si programme yow rek nag la ñuy xaar. maa ngi foofu incha allah. incha allahu rabbi sa kaw sa kanam. sa kaw sa kanam. Anne Marie Dione laa ko mën a ñaanal boo jullee tee. ñaanal ma xale. ñooy ñaanal. boo ñaanal kooku ñooy ñaanal. ñooñu ñooy jàppale waa Yoff-Kat. dama ne association des anciens élèves de Yoff-Kat bu doon ak jeex la Anne Marie la mas. parce que dana doole ñaanal. jàngee ma Yoff-Kat. kaay rek leen. kii toogaay. jàngee ma Yoff-Kat ñaar. foo jàngee. Yoff-Kat. taxawal. dégg nga woyaan naa ba ñëw. fondé baan si suuf. daa ñëw rek ma dugal ko si suuf. xam naa ne toogaayam ba yàgg bi yëpp fondé bi la doon xaar. ok. ay kii nag kii. waaw léegi nag dama jëndi fondé léeg-léeg diga de boo ñëwee ñu def ko si fondé bi lekk tey waayam naa ko sonn dama ñëw am jënd ma fii tege rege 200 waaw
jege 200 naka dama sonn waay ñaaku jógal waaw jógal téye jege 100 francs naka léegi bu tax wala bu leen lan laay doy jege bu ren laa la yónni demal nga jël ma nga ñëw nga ne ma jege ki njaaku doxal mu sox korom wala bu leen bul demee bu ma nee am waaw tey na am masi an mari nu ma neex laa lay jëndal bu ma neex sa jëndal la gerte bu naflaay jëndal ma gerte naflaay ngay dox wala nga dox jëndal gerte naflaay jëndal yaa xamal may sa bàyyi nekk fi yónni la ah père waaw doom salaamaaleykum maaleykum salaam doom père kon tëddëgoo non tëddëguma waaw man dama doon sàcc comme que tey mujjoo dem ji waaw léegi damay mujjee dem ba nga tëdd léegi boo tëddee man dinaa mën a ñëw sàcc lu may sàcc léegi xaaral ma dem xool yeneen kër yow da nga doon sàcc waaw maanaam nga ñëw fekk ma fi man may borom kër gi tëddaguma nga ñëw xamoo loo sàcc xam ne boo sàccee dama lay dóor nga ne da ngay xaar ba ma tëdd nga doog a ñëw sàcc te booy du yóbbee noonu kaay dama lay ñëw ba nga def xam nga loolu kaay booy tey dinaa la dóor ba nga rek yaa may dóor yow père maa lay dóor ak sama doom am naa doom gën a mën a dóor ba yeew léegi woo sa doom ji yéen ñaar ngeen doon ñaar ngeen ñëw yaa waxoo man maa ko assuré nga yii buur waaye yow may ma rek yànku Layli wayla layli wayli layli wayla layli wayli papa maa génne benn son bu bees teel la fale bi génnoo nga danga ko sàcc ñoo lii way lii laay wayu di sa dugg su ma waxee lii wayli yaa teel la fale bi yaa wax lii wayli way la avant lii way la après tout ce qui se passe retourne à la fin waaw bii sàcc li mooy def ñëw na xëtër leen bu bëri fekk ma may wax ak yow mu dugg nee na day sàcc dóoral ma ko ba mu réglé nga génn kër bul oo benn ma sàmba wala ma demba te yow ma nekk ñuus ko ay dama jawa nga def na père naka waay oui ça va man nuyoo gu ma la de mais man maa la nuyu ak yow bëri nga coow yaa def waay jaajëf yow na ngeen def waay sant alhamdulilah naka ngeen def ak màggal Touba bi waay oui waaw ilaa Touba bi Macky Sall jàppale na leen waay sëñ bi fii lépp mat lépp lañ ñu jàppale waaw yaa ngi préparé gàmmu gi waay waaw dem naa ba ñëw sax gàmmu gi ñëwagul de man dem naa ba ñëw dana anticipé ouais waxal la yow loolu def luy sa liggéey bi non dama doon sàcc comme que paa bi tudd papa sàcc bi il est belle barki démb ba léegi loolu lay wax wàññi ñaari fan yi ba léegi papa sàcc bi elle est digne moom nee na day sàcc quoi moom nii ma ko waxee génnal ma ko kër gi nee naa ko yow da koy góor ba toog si kaw fan si kaw maa ko daw sax doole yu bëri yi sama doole père naka balaa moo waaw tonton Sack oui ñun réunion nañ ba pare quoi waaw loolu la ñun fii nii suñu aada ak suñu cosaan ñoom sa liggéey dañ fi tëral sàcc bu duggee si kër dañ koy dàq ji après mu daw mu rëccaale après mu jeex waaw yéen da ngeen may ab quoi non noonu la ah loolu ngeen bëgg loolu la de waa léegi kon ay waaw amul yuux waaw amul nii laa jaar nii ñëw leen sa liggéey daa gaaw de jaaxal non sa digg mënu maa jàpp ñëwal ñëw leen Ousseyn Mbaye Ndoye daa gaaw dafa nii booy dafa li ngay ñaan wuy leen waaw amul yuux dégg ngeen li ma leen wax ay ja pare ngeen waaw 1 2 3 sàcc eh non la defee de booy dañ koy changé non mooy réalité yi de amul yuux waaw damay taw ba ngeen jàpp ma waaw dégg ngeen li ma leen wax waaw amul yuux noppi leen pare ngeen 0 3
xalam bi la yow dina may tey